salaamaaleykum mbokk internet Guédiawaye info ñu ngi am mbégte ak kontaan bu mag di fàttali nit ku màgg vraiment muy nit koo xam ne lu woykat bi waxoon na tey te xawsan baariha wa askanta baytan baaniha yal na yàlla yërëm ko muy Sidi Lamine yal na yàlla yokk leeram mu nekk góoru yàlla bu mag ci diine mais ci àdduna amoon fi cër di doomi kilifa di doomi sang nag aussi wax dëgg yàlla ko xam ay baayam ak maamam mooy waykat bi li ma waxoon ne alastu yamnal ula shaidu wa shaadu walam yalit imraun ila najba mu ne kii mooy kan mu ne ko mooy doomi ñi nga xam ne seen baay musul jur nit lu dul ponkal la musa doon Sidi ci askan boobu la bokk muy surtout moom Alaaji Abdoulaye vraiment tey mu nekk 1 an bi nga xam ne mu génn àdduna bisab tey bii nii am na lu métti woon Sénégal ma jàkkaarloog soxna biti kenn du ko wax ak Sidi ñoom man na daanaa wax ne ñoom dutu ay employé mais ay doomi Sidi ngeen tey bis bi dellusiwaat lan ngay wax ci Sidi. waa Bécaye maa ngi lay nuyu gannaaw ba ma nuyoo seeni internet di nuyu nag bu baax a baax waa site bi yëpp muy Guédiawaye info ñu ngi leen di nuyu di leen remercier ci déplacement bi parce que nag damay wax ni médias yi tey waruñu fi woon xaj parce que nag liggéey na ko fi waaye bu ñu ñëwee ci la personne de Sidi Lamine Niass ak ñun ñi nga xamante ni dootuñu woon ay employé ay doomam lañu ay njabootam lañu bien que dund ay doomam biologique mais ñun la gënoon a considéré ñun la gënoon a jàpp niki ay doomam parce que daf ñu ko doon biral tout le temps ci suñuy nopp di wax ni yéenay sama njaboot. Bécaye laaj nga ma ci jëmm joo xamante ni dinaa ci junj rek waaye mënuñu koo eggali lu bari parce que liñ ci mën a wax bari na buñ ko doon wax du jeex muy nit koo xamante ni li ma wax sànq rek mooy fekk fu dara nekkul. mooy fekk nit ku kenn xamul mu gëm la fexe ba ñëpp xam la détecter talent bu nekk ci yow jox la nag doole boo xamante ni boo gàttee xel rek da ngay naagu mu gëmoon lool aussi ndaw je me rappelle man bi may ñëw fii Walfadjri musuma def télé rajo d'accord mais musuma def télé dama fi ñëw def ma fi weer mati dem congé mu jox ma ñëw def NEPAD musical c'était pas évident ñu jóge ca tuuti ma defaat loo ma ko ñu jóge ca mu joxaat ma attaaye des émissions phares yoo xamante ni moom bokkoon na ci programme bi émission yi mu ci gënoon a fonk donc li ñu mën a wax rek mooy ñi ko war a sant bari na de ñi ko war a sant bari na waaye man dama koy sama jëmm ji laa koy commencer parce que nee naa yóbbu na ñu bari màkka du sunu am-am du sunu doole du sunu ñàmbaar gannaaw yàlla nee naa ko yaa ma yóbbu ma siyaare Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nag loolu moom saa su ma waxee dama naan ko jërëjëf yàlla nañ la yàlla fayal yàlla yóbbu la ci àjjanay firdaws yi Ñas li ñu mën a wax ci lu ñu seq ak moom mooy loolu mais am na ci yoo xamante ni mënuñu ko ŋaaŋ nit ñi di ko dégg moo xam ci teraanga la moo xam ci conseil la moo xam ci lu mu mënti doon moo xam ci côté baay man mi di wax ak yow Sidi lim daan dem mariage wala ngénte bariwul mais man moo def délégation am ñaani ma Sidi Lamine Niass maa ngi ko ciy remercier parce que yenn yëg-yëg la rawatina nag sama gàmmu gi mu doonoon àdduna yëpp teg nañ seen bët ni bu dara amaan ci biir Walfadjri lu jëm ci ay lekk ak yooyu buñ ko defalee ba mu rafet day yëkkati ni jox leen ko mbuubeen bi bu dul benn du ñaar encore une fois ñu koy jooy nag jooy boo xamante ni jooyu xol la buñ ciy wax xëy na sax léegi interview bi yàqu mais yàlla nañu ko yàlla fayal Bécaye depuis ba mu doy ak léegi deful benn vide ci Walfadjri si vide bi mooy Sidi Lamine ci Walf rek dal na xelu employé man dama daan wax ni bu ma jubee Walf fa xam ne président 4e rek sama xel day gën a dal je me rappelle bi mu xawee tawat noonu ma ñëw 2 jours gisuma ko dama waaxu dem ci Oustaz Assane ni ko président anam président nekk Sénégal ñaari fan gisuma ko Walfadjri jàmm xewul Oustaz ana Sidi ci dama Oustaz expliqué muy loo xamante ni vide na viddul parce que ñi mu fi bàyyi ak ñi mu doon liggéeyandool doomam Cheikh Niass bi mu ñëwee fa bàyyam tegoon tànkam la ko teg administration dara changé wu ñun papaam daan waxal lay waxal ñun ñi nga xamante ne ay responsable la bu waree wax ak ñun woote réunion ni ko bàyyam daan defee vide bi benn côté la mu doon mag la dañ doon soxla ay conseil am dañ doon soxla ay encouragement am dañ doon soxla kóolute bi nga xamante ni amoon na ko ci ñun di ko biral saa su nekk mais sinon nag munu fee ku mel ni Sidi Lamine waxuma la Walfadjri waaye Sénégal ak àdduna yëpp la manqué. ci Sénégal googu laa bëgg dugg Sénégal tey xew fi jaar yëpp du nit ñoo koy mais àddina mooy laaj Sidi Lamine tey loolu ban remarque nga ci def yow ban analyse nga ciy def. waaw maa ngi koy wax barki démb nee naa leen ba ci événement bi fi mujj xew rek ci mbirum Serigne Daara bi bu fi fekkoon Sidi Lamine Niass bu dul moom mooy njëkk yëkkati kàddoom bokk na ci ñii njëkk yëkkati kàddu muy koo xamante ni dafa am fit bi mooy lu mu war a wax da koy wax
lu mu war a def da koy def ku ci bëgg nag nga fekk ko ci mais moom bu waree sumb day sumb boo mënee nag nga ñëw jël deuxième sumb wala troisième mais moom bu waree sumb day sumb xool ko ci élection présidentielle yi coow li ni mu baree ban baat nga dégg mu teg un discours comme le discours de Sidi Lamine Niass amul bu nu waxee li fi nekk rek Sidi la woon amul beneen Sidi. kàddu gu mujj lay tëjee. dëgg neexul may tëjee rek ñun ñi nga xamante ni ñun la bàyyi lekk bi yàlla nay oyof ci ñun ñiy liggéey gën a liggéey Walf gën a jëm ci kanam parce que nag ba Sidi dëddoo ñu bëri nee nañu Walf day dee ñii ni Walf du survivre ñii wax ci wax yu nekk dégg nañ ko mais sant yàlla tey la am at ci suuf moo ne Walf a ngi ci kaw ba léegi Walf a ngi dund ba léegi employé yaa ngi fayeeku à temps bu dul heure ba ñu Sidi daanu fay sax léegi balaa loolu doomam fay ñu ko ak administration bi kon xanaa loolu sant yàlla la kon Sidi Lamine Niass yal nañ la yàlla fayal ku la ñaanal war na la ñaanal ku la ñaanalul war na la ñaanal ku Niass Kumba Abdallah sama gàmm boobu sama xarit sama papa yal na la yàlla xare aljana yàlla yokk sa leer yaa koo fa fekk wala ku la fa fekk. ak Thierno Daaf vraiment ku gaa yëpp di safo Thierno Daaf depuis Mbour Thierno tey mu nekk bis boo xam ne bis bu solennel bisab tey la kilifa gu mag gi génnoon fii àdduna muy Sidi yàlla na yàlla yokk leeram ngeen toog di ko ñaanal lan ngay wax ci Sidi Lamine tey. waaw jërëjëf ginnaaw bi ñu leen nuyoo di bokk ak yéen tamit bés bi parce que damay naan bés bi du bésu Walfadjri mais bésu presse bi yëpp la parce que lu laal kenn ci presse bi rek laal ñëpp donc Sidi Lamine aussi du woon ñun sunu Sidi Lamine mais sunu Sidi Lamine ñun ñëpp la woon lu ñëpp bokk nag kenn moomu ko mais man li ma gën a mën a seede ci Sidi Lamine mooy ñaar benn Sidi nekk na koo xamante ne ku ñeme partage ñaareel bi Sidi ku lay may fit ñetteel bi Sidi quelles que soient les circonstances qui se posent il dafay taxaw nekk en bouclier face à face ak yow jafe-jafe bi la dal ma jox la benn misaal bu ndaw rek man mës nañ ma agressé fu ñuy wax Kirène il y a 12 ans si je me rappelle un peu de cela mais Sidi tàggoowul waa kër gi dafa jékki-jékki rek taal otom ñëw fekk ma sur le terrain fu mu ñëwee woon ñëw fekk ma man yëpp nag gars yi patam ma taq suuf sama yëre xotteeku ak yëpp ci saa si la ma jël yóbbu ma gendarmerie yóbbu ma hôpital pour gars yi faj ma bi gars yi waxee nag plainte bi mu ne leen non c'est moi le directeur de publication fekk xamul woon sax lu xew il a tout pris en charge après ne ma lépp moom la donc vraiment c'est des choses qui m'ont marqué donc échange bi nekk koo xamante ni dalay may fit nekk koo xamante ni dalay may courage nga dem mais nag dañu doon wax aussi ñetti choses Sidi daf ñu daan wax toujours quelles que soient les situations bu leen sos bu leen wax lu kenn am lu amul bu leen il ne faut pas mentir pour parler français mais bu leen waxal nit tamit ngir yàqal nit ñetti mbir yi su ngeen ko defee rek même bu dee guerre mondiale sax man pare naa pour dem vraiment ça m'a beaucoup ému te Sidi aussi moo ma jël si ba Mbour man bi may nekk ñëwee Walfadjri j'ai pas fait de pour taxaw nii naan dañ may xaar testé pendant 1 mois 2 mois non man en 3 jours benn reportage rek laa def Sidi taal otoom fekk ma Mbour nee ma mu neex la wala mu naqari la tu vas travailler pour nous et nii laa ñëwee Walfadjri ba tey. kàddu gu mujj la ngay tëjee. kàddu gu mujj bi ñuy tëjee mooy di wax d'abord à l'ensemble de la presse que ñun ñëpp d'abord nous sommes une famille. nous sommes une famille lu wokk kenn ki toujours mooy xuri kenn ki mën nañu xasante xaqarante dóorante mais ñun ñëpp d'abord benn lan ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax ñun li ñuy nekk ensemble moo ëpp li ñuy nekk ñun ak suñuy famille donc ñun ay mbokk la dire aussi que nous devons être nos propres défenseurs ñun ñoo war a nekk suñuy défenseur bopp ñun ñoo leen war a défendre yéen a ñu war a défendre yéen ak ñun ñoo war a ànd dem défendre ñeneen donc toute la presse elle est une
elle est indivisible ku ko jéem a xaaj tamit da ngay sonnal sa bopp rek d'ailleurs li ko firndeel mooy tey presse bi daanaka mën nañu wax ne presque amul ku fi ñëw. témoignage yi ba tey macha allah ñu nekk fi ak Jim vraiment Jim moom nekk commercial ci Walfadjri macha allah commercial Jim ku ko xam-xam ko ak Sidi vraiment yàggut keroog ba ñuy këram rek xew-xew yu mag foofu Sidi day ñëw lan nga may wax ci Sidi Lamine Jim. jërëjëf Hadj Bekay lu ñuy wax ci Sidi moom xam naa du doon lu bees ndax jëmm ju mel ni Sidi Lamine ba ñu lam fi dund yëpp ak ba mu fi jógee ba yéeg lu fi nit wax ci moom yëpp waxaat fi loo xam ne nit ñi mësuñ ko dégg wala lu bees dana jafe luñ fi wax rek waxaat la waaye dinañ wax suñu akulaay taal rek ak suñu kéem lu ñu xam ak moom ñu jëm ci wax suñu kéem lu ñu xam ak moom li ñu jot a dund ak moom rek ñu jëm ci def ay seede lu ñu xam ci maanaam majeure partie personnel bi nekk ci Walfadjri liñ séq ak moom rek foog naa mooy li ñu boole patron la woon sunu patron ndax moo nekkoon sunu waaye tamit employeur la woon boo xam ne tamit ku ci nekk manager bu nekk da nga am sa touche personnel boo xam ne moom ngay diriger sa personnel mais moom nag en plus d'être notre employeur sunu patron dafa séqoon ñun ñëpp koo xam ne ku ci nekk ak yow cëru waajur kon mën naa ne patron la woon employeur la woon waajur la woon mais guide la woon tamit ci sens boo xam ne daf ñuy doon saa su ne di digal di ñuy jox ay orientation d'une personne éclairée sage nga xam ne saa yoo ko toppee rek da ngay gis njëriñ ba bu fi jógee sax day continuer nekk viatique yoo xam ne boo ci toppee rek da ngay gis ay jeexital comme ni mu leen ko doon waxee comme ni ñu ko doon waxee daal saa su ne. nag da nga jàpp ci Sidi. waaw peut-être en terme d'anecdote su ma doon jëm wax fii du tic au tac dana xaw a compliqué pour ma mën a wax benn parce que il y a eu x moments yoo xamante ne on l'a vécu sous son ombre parce que koo xam ne liggéey nga ak moom lu mat fukk at ak lu tegal te bi nga fi duggee ba fukk at yooyu di jeex mosul am benn bés boo xamante ne ngeen toog gisante woo leen lu mooy xanaa muy nekk ci dëkk bi wala mu bañ a teg ci kër te su nekkul sax ci dëkk bi ñaari di ngeen déggante benn wala ñaari yoon téléphone ci bés bi kooku on a tellement de choses yoo xam ne qui nous traverse la tête ba nga xam ne man fi ne nii sax jafe na ma mën la wax léegi nii ne benn anecdote boo xamante ne lu ma marqué de Sidi la c'est très compliqué en ce moment pour mën la ko wax mais daal li ma mën a jàpp ba mën ko wax on a vécu avec lui des moments yoo xam ne xam nga nekk ndaw jógee école sa première expérience en entreprise tu es venu en stage c'est la boîte bi nga intégré et tu restes là voire 12 ans 13 ans après tu restes encore dans la même boîte te soo ci desee ci jëmm jooju moo tax moom moo ne la toogal ñu renouveler le stage moo jékki-jékki ne la toogal ñu defaraat la contrat moo jékki-jékki ba na la toogal ñu embauché la ci boîte bi kooku dafa yow ak moom sama vie professionnelle ak Sidi Lamine je peux pas les dissocier c'est des choses qui vont ensemble da ngay boole jël rek wala nga boole voilà bañ a sànni daal. macha allah kon kàddu gu mujj lay tëjee. waaw ñu ngi gërëm Guédiawaye Info yéen nga xam naa leen vous êtes une jeune équipe avec des maigres moyens ngeen fexe démerder wu au niveau de la banlieue ba sanc li ngeen sanc mu existé ak tout ce qu'on dit de la banlieue mu nekk un terme un peu chargé bu ñu waxee banlieue rek ci Dakar ak ci Sénégal nu ko nit ñi waxee ni mel dafa xaw a doy waar malgré tout ngeen fexe démerder wu ba créer loo xam ne existe na léegi actuellement bu ñuy wax ci presse en ligne bi au niveau surtout au niveau de la banlieue au niveau de Dakar kenn mënut ci génne Guédiawaye banlieue kon boo la ñëw fi tey da ngeen ñëw fi ngeen war a ñëw parce que y a beaucoup de similitudes ak parcours bi nga xamante ne borom kër gi di Sidi Lamine borom Walfadjri sanc na ko
il est parti de rien sëñ aadi mu ngi koy wax tey ci wàcc kaamil gi koo xam ne sa baay bu muy génn àdduna 8 ans nga am nga fexe ba doon li nga doon yëpp ci dëkk bi sanc li nga sanc yëpp ci dëkk bi mais vraiment il faut le faire kon nag ci bés bi nga xam ne c'est un jour assez spécial ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp sañ naa ko def parce que man je sais que je considère que ne am naa cër ci Walfadjri ci laa ci bokk lii am keroog ba bés boobu amee ba léegi nii amul moment jour boo dul toog nit ñëwul ci dëkk bi wala fekk la fii nii wax la ay seede yu rafet ci Sidy Lamine may fàttali ko jour bi Sidy Lamine di gaañu ce 4 décembre 2018 mu ma fekk maa ngi jógee Kaolack maa ngi jógee Dakar dem Kaolack sama benn doom bàjjen Cheikh Baye Lo bu génn àdduna le 3 ñu waroon ko rob le 4 bi may toll Bargny ci laay oo fay di ko wax ne ko maa ngi dem Kaolack ndax dama xam dëj mu ne ma góor gi xaw na am benn kii Bargny daal la ma ko yëgalee waaye laata may àgg Kaolack sama téléphone dafa fay ndax coup de fil yi ñu ma doon jot appel dama àgg Kaolack dugg ci garage bi dem fay ci benn boutique ñu chargé ma ko ma doog a dox samay soxla pour te dire que yëg boobu sénégalais am boobu ba léegi ñuy gën a marqué seen affection ci Sidy Lamine ak yëg-yëg bi ñu am ci noonu Sénégal kon nag dernier mot bi gudd na mais quand même kàddu ngërmande la mais du jeexal mu ko tamit te ñaanaluñ aji dawlu bii nii ñaan yàlla lépp loo xam ne jëfoon na ko ci àdduna bi yàlla bu mu ko réccu ci lu baax yàlla barkeel bépp yëngul boo xam ne ak lépp loo xam ne sancoon na ko fii ndax suñ ko ñaanee mu barkeel ko ñun ñaanal nañ suñu bopp quelque part waaye ñaan bañ koy ñaanal moo ñu gën a ëppal njëriñ yàlla barkeel njaboot gi mu fi bàyyi yàlla def ci ñoom barke bu bëri ba nga xam ne lépp loo xam ne liggéeyoon na ko rek ñu teg ci ay yeneen jéego ndax wax dëgg ñun ñu fi nekk di liggéey di collaborer avec sa famille xam nañ ne ñu bëgg lu baax lañ ñu nangu lañ ñu am yar lañ te loolu feek mu ngi am rek ñun ñu ngi pare pour ànd ak ñoom gën a dëgëral liggéey bi ñu am song ay échéances yu mag gën ko réussir l'un dans l'autre ñu ngi ñaanal public bi di ñaanal sénégalais di ñaanal Guédiawaye Info ci déplacement bi ngeen def.